ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis sa flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak it tamit ay entretien yu mucc ayib yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store. salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar dem bi te jàkkaarloo waat ak yéen nag seen émission mag bi di samp ndënd tey nag ñu ngi fii ci Parcelles waaye seet si sunu papa sunu doyen un grand monument ci làmb muy le roi des arènes l'ancien roi des arènes Père Manga 2 Père Manga maa ngi lay nuyu. Fadal dama am mbégte lool. ndax dama am sama benn xarit boo xam ne mu ngi siwo ngewel. waay doomam Fadal la tudd. ndeysaan wax sama turandoo ne Fadal nga tudd. sama turandoo la pare nga sama papa kontaan naa ci lool. di nuyu amateurs yi. di nuyu askan làmb. di nuyu sénégalais yi yëpp maa ngi leen di nuyu. di leen sant bu baax a baax. di nuyu suñu xarit yi ñoo ndax moo nekk extérieur. soit aux États-Unis soit en France. di nuyuwaale ci suma doom bu nekk aux États-Unis Madeleine Ndiaye. di nuyuwaale suma doom bu nekk en France. Martha Simon. suma doom bu nekk Canada Émile Ndiaye. suma doom yi yëpp maa ngi leen di nuyu. di leen sant bu baax a baax. di nuyu suma soxna si boo xam ne comme par exemple tey moo leen di dalal ci kër gi. waaw di ko baax nag waaw di nuyu René Ndiaye. waaw di ko baax. di nuyu yaakaar naa ne. di nuyu Thérèse Anastasie. suma doom yi yëpp maa ngi leen di nuyu. di leen ñaanal yàlla aar leen. amiin waay amiin surtout ci at bu bees bi ñu dugg. ñu bugg a ñëw ko xam yàlla defal leen ko te mu nekk lu gën ci yéen. allahumma amiin su ma fi jógee aussi. munuma ñàkk di jàlle suma xarit suma doomi ndey. boo xam ne jabaram dafa génn àdduna mu Aziz Ndiaye. waaw ku baax. waaw bés bu nekk ci rajo yi maa ngi koy ñaanal jabaram boobu. yàlla xare ko àjjana. maam Binta. waaw rawatina. ñëpp ñu nekk famille lamb. ñoom du seek. ñëpp. ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana. allahumma amiin parce que ñun ñoo bokk lamb ji. c'est la famille. waaw c'est la famille. loolu moo tax. dégg ngeen ni mu nuyoo moom nag duñ leen ko présenté parce que moom li ma naan réew mii ak bitim réew ku ne xam na ni moom mooy le ancien roi des arènes marque empreinte am ci làmb loo xam ne nag néew ma mbër du ko fi def waaye mbër du ko gaaw a defati parce que toog na ay presque ay temps d'années yu bari yoo xam ne ginnaawam laalu suuf mu maintenir ko muy ndaanaan ci làmb ba pare li gënoon a jaaxal ñu muy indiwal culture séeréer ci làmb culture boo xam ne daanaka bi mu jógee ci làmb dafa xaw a manqué ci làmb lu tax loolu. waaw xam nga loolu sidit la ci ñun. dañu fekkee cosaan baaxoo cosaan. kon nag ñu suñu ñëwee ci làmb ji. suñu cosaan yooyu rek dañ koy dekkal. loolu moo tax may continuer di tegal lu traditionnel. mooy mbapat. waaw te loolu. ñëpp a ko soxla. dañu war a dellu siwaat ci cosaan. indiwaat ngémbu cosaan. indiwaat yëfu cosaan. tukulóor yi suñu duggoon da nga xam ne tukulóor yi duggoon nañu ci arène bi. mu njëkk. séeréer su dugg soon ba sànni laar bi nga xam ne séeréer bi dugg si na. ñoom dubalees suñu duggoon ci làmb ji nga xam ne joolaa yi dugg si nañu. suusee dugg si nañu. olof yi suñu duggoon ak seen fukki sër. El Hadj Maam Gorgui Ndiaye. nga xam ne olof yi dugg si nañu. donc yooyu yëpp dafa war a dellu soit ci làmb ji. cosaan boobu dafa war a dellu soit ci làmb ji. mais père ana laar gi. li ma leen di xalaat mooy laar gi. laar bi mu ngi fii. laar bi mu ngi fii parce que bu ma saa dugg si ba sànni laar gi loolu c'est extraordinaire loolu kañ la ñuy amaat lu mel noonu. kañ non dina amaat parce que xale yi ñu ngi ciy xaw a mos tuuti. waaw mais dafa xaw a raar ci làmb. waaw xaw na laar mais dina ñëwaat. turu Manga fu mu jógee. turu Manga fu mu jógee man dama dëkkoon ak benn paa bu ñu doon wax Manga Sia. Manga Sia c'est un grand champion bu xam ne dafa teel a gaañu. même tudd nañ ko arène Kaolack. ma am doom boo xam ne ñun ñoo maasee. bi ma commencé lutte traditionnelle bi. paa yi woo ma ne da ngay dëkkal tur boobu. bu Manga Sia. mooy Manga 1. ñu tudd la Manga 2. loolu foofu la jógee dëkk ba la jógee. ci penc bi fu ma juddoo foofu la jógee parce que ñun ñoo bokkoon benn penc bi. Ndofène. de passage maa ngi leen di nuyu. waa Fadiouth yëpp. waa Joal yëpp. maa ngi leen di nuyu. di leen sant bu baax. mi ngi leen di nuyu waa Fadiouth di leen ziar di leen sant ñu ngi leen di dellu di leen nuyu di leen ziar mais bu ñuy waxtaan moom mbégte lay nekk ci ñun parce que day monument ci réew mi
di monument ci axlu làmb mbër yi war nañoo jàngat ci moom lu bari ci wàllu culture ci wàllu mën bés ci wàllu taaral bés ci wàllu fit ci wàllu dayoo ndax bu ma saan dugg si ci làmb da ngay xam ne jox na bis bi ak xam jox boo xam ni loolu raar na ci génération bi ma gis ko maa nga ma saan dugg ci làmb non loolu raar na ci génération bi ma gis man xaw ma nag. non loolu dañ ko doon. parce que suñu mag yi suñu doon duggee ci làmb rek il faut ñu am lu ñu def ci làmb ji kon nag suñu ñëwee topp ci seen tànk loolu rek la ñu mën a def mais xale yi léegi am na ay xale yu xarañ aussi mais est-ce que ñu ngi indi culture bi ki dëgg culture bi waaw ñu ngi indi culture xam nga ku nekk ci manière am la ku nekk ci innovation am la je sais waaw loolu moo tax at mu ne aussi ak la cay feeñ waaw lu ci feeñ ak na muy dikkee loo gis rek ak génération la loo gis rek ak seen bidiw nu muy indee bidiw bi rek loolu la ñu topp ñu ñëw nag ci fi làmb toll nag war a waxtaan ci làmb toll li naan jafe-jafe làmb yi ndax buñ demee ba comme saison bi ubbi temps bu toll nii gisuñu combat bu mag bu am bu dul ñaari combat yu ñu ci mën a cité muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo te boobu am nay quelques réglages bi ci des mooy Papa Sow ak Siteu tey est-ce que làmb ni mu waroon doxee dëgg père mi ngi koy doxee. waaw làmb kenn mënul wax ne doxul kenn mënul wax ne dox na. parce que à chaque moment da ngay toog en certain moment boo xam ne. promoteurs yi yëpp seen yaram day tàng ñu taxawal ay combats. la preuve kenn mësul xalaat ne comme par exemple combat Modou Lo dina taxaw te taxawoon na. waaw ndog ñëw ci diggante bi moo tax ma wax ne. dañuy war a ñaanal Luc Nicolas. surtout. fu mu nekk. nattu la ci moom. ñëpp ñaanal ko ndax yàlla génne ko foofu. amiin waay. donc am na combat yoo xam ne taxaw na aussi si kenn xalaatu ne combat boobu. dina taxaw te combat boobu combat bu rëy la. donc dina am yeneen combat yoo xam ne promoteurs yi ñu ngi fi dinañ ko taxawal. mais circonstances yi moo demee noonu. mais làmb bi mu ngi dox. parce que lutte traditionnelle mu ngi dox. la preuve étant donné maa ngi jógee barke démb. film la. organisé foofu benn gala de lutte traditionnelle. dimanche le 9. fii à Dakar ci arène Adrien Senghor. naa organisé foofu aussi benn lutte traditionnelle. te ñu ngi xalaat ne comme par exemple dañu amaat mot 64 lutteurs boo xam ne licenciés lañ. dañu ñëw participer ci événement bi. mise bi ñaata la. mise bi 1 million la. ah bon dimanche le 9. waaw parce que mise bi dañ ko limité ci 1 million ci Adrien Senghor. oui wàllu bindu yi exact ñaata lutteurs mooy bindu. 64 lutteurs 64 da nga koy yemale bi 64 lutteurs. 64 lutteurs ñu arrêté. mu mel ne Père Manga 2 bu nekk na ci làmb bàyyi làmb mais bàyyiwul làmb parce que mi ngi gëstuwaat di jàppale waat zone su làmb ndax bu ko neexoon tey mu ne jël naa sama retraite damay dem toog noppalu mais noonu si itam daa bokk ci làmb mënul toog dimanche boo xam ni tëggul jàppale xale yi loolu boo ko dee def ak fi nga toll woon ci làmb lan lay doon ci lan lay yëg ci yow. non loolu dama mun a wax ne c'est un droit. oui devoir la ci man. parce que fu ma excité làmb moo ma ko jox. kon làmb mënu ma jox teraanga ba pare. ma dem sànni ko. donc damay bugg di def loo xam ne. dina nekk innovation ci làmb ji. dina nekk loo xam ne day jàppale xale yi. ba boo xam ne dama tëll loolu. bàyyi ko. mais actuellement comme yàlla mu ma jox wër. damay xool comme par exemple activités yi ma mun a def loo xam ne. dina sukkali làmb. dina jàppale làmb ma di ko def. loolu mooy waral mooy organiser lutte traditionnelle bi. parce que même bu ma nekkee en activité. dama doon teg ay gala de lutte traditionnelle yu mag. di ko defee Joal Fadiouth au moment du 14 août. ñëpp. olof yi joolaay yëpp ñëw foofu. fekk si di làmb yoon. donc je pense que ñu ngi ci ba tey. mais ñu gën la gis ci ligue en fait frappe bi nga xaw ci te da nga dugal sa loxo di sauver ay boy ñu fan yii ñu xaw la cee gëj a gis lu tax loolu da nga bëgg concentré ci ligue sans frappe bi. parce que non dama concentré wu ci lutte traditionnelle yëpp. su ma amee date boo xam ne date boobu baax na. naa ci tëgg ay xale comme ni ma ko doon tëggee. dem ak barke dem. organiser combat pour xale yi. pour promouvoir leen. donc maa ngi ci tudd ba tey. mais dans un premier temps date lutte traditionnelle bi lay def. après dinaa xool date boo xam ne mun naa ko am su fekkee ne mun naa ko am. ci stade. ma defee ko foofu tëgg ay xale. yu mot 20 xale ma jël leen boole leen. fi làmb toll lan nga mën a xalaat ni tey jii lan la mën a def ba làmb au moins ñi daan làmb dafa am problème làmb dellu fa mu nekkoon parce que problème da làmb dafa am problème bi soo ko déggee mooy liñ gisul combat yu mag a mag yi taxaw parce que boo xoolee ku ci mel ne Eumeu Sène bëreegu amagul combat. Balla Gaye amagul combat Gris Bordeaux amagul combat Tapha Tine amagul combat ku loo tiital amateurs yi ban naan làmb defe naa crise mais lii dalal seen xel mooy combat yooyu am ban xalaat nga yaakaar ne buñ ko indee sponsor yi dawal mën nañ dikkaat. non amateur yu di tiit amateur combat bu leen neex la soxla. donc suñu organiser ay combat yu neex amateurs yi dinañu ñëw. seetaan si làmb ji. donc sponsor yi
ça dépend ci nit yi. ni leen di solliciter. parce que li ñuy wax ne lamb dafa am violence. man maa nga de góoma loolu. amul sax mun naa wax ne comme par exemple football bi moo ëpp violence. pire te mu ngi am sponsor. si parce que man maa ngi ci côté football bi maa ngi ci côté lamb ji. parce que man président ASC la ASC Manko ba yàlla def na am naa ci coupe ren encore. félicitations c'est la deuxième fois ma jël coupe. kon nag yaakaar naa violence bu am ci football bi. amul ci làmb ji. non amul ci. donc je ne vois pas ñu bëgg a sigal làmb ji. ne violence moo tax sponsor yi di daaw. dañu war a dem waxtaanaat. ak sponsor yi. waxtaanaat ak lutteurs yi. waxtaanaat ak promoteurs yi waxtaanaat ak askan làmb. ñu xool naka la ñu développer làmb. la preuve étant donné dit comme par exemple maa ngi indi style bu bees. style bu bees bi mooy lan. bu ma dem film la. waaw dama def boo xam ne. activité boobu ci làmb ji. dans le cadre de promouvoir l'emploi des jeunes. et may ñu def aussi lutte contre l'immigration clandestine. parce que dañu xam ne nañu seet ne xale yi. léegi dañu bëgg a jaar géej bi di dem. te suñu jaati géej bi di dem am na ñu bari yoo xam ne comme par exemple na ma yàlla baal. duñu dellu soit. donc yooyu yëpp xale yi mun nañu. ñu jàppale leen. ñu am lu ñu liggéey fii. mun nañu def élevage. mun nañu def maraîchage. ñu am loo xam ne comme par exemple mun nañu jàpp. moo tax bu ñu demee film la 2 millions lañ leen tegal. ku gagné drapeau bi déjà am lu ma 900000. ci 900000 mun nga ci démarrer benn projet bu ndaw. état bi suñ la mun a jàppale la ou bien ONG yi suñ la mun a jàppale la. donc ci sens boobu laa nekk. pour di sensibilisation. ci loolu. te yaakaar naa ne sensibilisation bi dina jàll. sensibilisation bi dina jàll dégg ngeen message bi mu wax porteur de voix la nan ko jàppale parce que liggéey na ci làmb ba def ci li mu fi waroon def te taxul mu bàyyi làmb wax naa ko sànq sama biir wax bu ko neexoon mu tëdd noppalu te it yàlla suturaal na ko mën naa dund ba ko rek yàlla na yeex muy dem waaye mi ngi dellusiwaat ci biir arène di jàppale xale yi di jàppale sonos bi kon kii état war na ko teg loxo war na ko pousse mais ak perma nga ci biir làmb ñu gis ngay tëgg ndax da nga am ay partenaires yu lay jàppale wala say moyen bopp la. non suma moyen bopp la amuma partenaire bi may jàppale bi may tëgg lutte avec frappe amoon naa ay partenaire bi ma jàppale. yu mel kon ñoom mun a express ñu ma doon jàppale. donc ak yeneen. 2S aussi mu may jàppale. parce que à chaque fois bu may organiser la. daf ci dugal loo xam daf ciy jàpp. publicité bi en dehors de publicité bi. daf ci jàpp. la preuve étant donné ni bés bi. bésu Mariam Ndiaye la directrice de la 2STV. ah ñu ngi koy saluer waaw kon yaakaar naa ne jàpp mënul ubati jàpp boobu. waaw pour l'immigration pour lutter contre l'immigration clandestine aussi. donc maître Assane Dioma Ndiaye. mu ngi participer ci loolu bu baax. kontaan ci loolu bu baax. parce que ñoom dañu am xarañ ci loolu. kon ñooyu yëpp ñu ngi ànd ak man ci journée bi. ñu ngi ànd ak moom ci journée bi mais doyul ndax lii muy def état war na ci dugal loxoom bu baax a baax parce que mi ngi contribuer ci jeunesse réew mi ndax loolu muy xeex mooy immigration clandestine yi ku ne war na cee xeex parce que taxawaayu état la kon moom bu volonté woo jël ay moyens di ko ci def ndax ku état gën a teg loxo sponsor yi ñëw leen jàppale ko parce que liggéeykat la te mi ngi jàmbaar la te it li mu naan directeur la moo ne ci moom nañ ko jàppale sponsor yi digg leen parce que bisam saa bu tëggee ku ne dina ci gis boppam leneen li ma ci dolli mooy est-ce que mën na noo xalaat Père Manga ñëwaat ci Bërë Dóor parce que Bërë Dóor manqué na promoteur de. non promoteur manqué wul sax peut-être événement yi ngeen soxla moo xaw a manqué. mais promoteurs yi ñu ngi fi. mais nu ñuy def ba événement yi ñëwaat non ñun ñëpp dinañu tëgg ay làmb yeneen promoteur dinañu tëgg ay làmb. donc yaakaar naa ne su fekkee ne daj ci am na. ñëpp dinañ ci def xam nga ñu ngi dugg ci koor gi aussi. te koor du ñu faral di tëgg làmb. déedéet mais mën nañ xaar nga indi Bërë Dóor comme nga daan def parce que da nga daan indi ay combat Bërë Dóor yoo xam ne day sap aventure yi di bég ku ne di gis sa bopp. non combat yooyu dinañu coince maa ko génnee. waaw loolu lañ bëggaat nag yooyu nga daan def. yaakaar naa ne combat yooyu Tafatine. waaw bëri naa ko fii. c'est ça. waaw kon combat yu mel noonu dina ñëwaat rek. Pape général ay Mamadi Ndiaye ñoo ñëpp. xam nga Mamadi Ndiaye mu ngi et puis Mamadi Ndiaye mu ngi ci forme bu rëy a rëy. waaw fan yii moom macha allah moom. waaw fan yii moom macha allah. mais na ñëw ci daam am na combat daam seen am na combat déjà aussi daam aussi am na yooyu ñu ngi fii. Malem Ñaani mu ngi fii boo yooyu yëpp yaakaar naa ne Garga Mbossé boo yooyu yëpp ñu ngi fii waaw mais danoo bëgg yow nga dugal sa loxo ci Bërë Dóor bi parce que gën a may doole promoteurs yi loolu lañ bëgg non dinaa ñëw parce que am na ay nit yoo xam ne comme par exemple ñu ngi waxtaan ci loolu pour mun a taxawal ay combat yu baax xam nga déjà Garga Mbossé dugam rek seet na lu nekk beneen affaire la loolu beneen affaire la ñeneen pourquoi tey mun na xaar maa nga teg Garga Mbossé beneen combat Garga Mbossé Elton wala Garga Mbossé ak les 2 yooyu yëpp mën nañu ko xaar. waaw loolu dëgg la. xam nga promoteur nga pour concentré wu rek ci bëre simple bi rek bien fa nekk ni am amateur yi dëgg-dëgg
boobee simple bi da leen a ñor parce que duñ ko raté parce que ñoom dafa nekk seen direct mais itam bii itam laaj na tam boo defee ñaari simple ñetti simple ñëw ci bëre dóor bi tam parce que dégg naa li nga wax dinañ ko préparer pour ñëw ci indi benn combat bu rëy a rëy. waaw loolu la ñuy xaar combat bu neex. ci lutte avec frappe. waaw bu ñu ñëwee ci carrière bi nag jël soit ci biir carrière bi Père Manga lan la làmb defal. làmb lu ma defal mënu ma ko wax lu rëy la ma làmb defal. parce que su ma arrivé làmb moo tax ma arrivé. làmb bi ma ko commencé je pense que yàgg na. yàgg na am naa ci teraanga. moo tax may delloo njukkal làmb à chaque fois. même manifestation Khadim Sam. maa ngi wax amateurs yi. yëpp que dinañu delloo njukkal. làmb kii Khadim Sam c'est le doyen. le doyen. mu ñëw ci lutte traditionnelle bi. comme du ñu ñëpp mënuñu dem ci lutte avec frappe bi. ñu sagal ko foofu aussi. képp ku nekk amateur làmb. képp ku nekk nitu Khadim Sam. mënuloo dem ci lutte avec frappe bi. ñëwal ci lutte traditionnelle bi. yëpp benn lañu. lépp benn lan loolu message la moom lancé duñ encore une fois ñu fay jaaraat mooy sunu papa Khadim Samb liggéey na ci làmb ba jël retraite am ndax moom làmb ko amel njukkal te it ba mu ñëwee ba tey làmb lañ ko xamee kon bi jël retraite am képp kuy nooyee làmb na nga jàpp ni bisu sa bis la ñu dem jàppale ko ci bisam boobu dooleel ko parce que doyen la ci làmb te mbër mu ne Khadim séq naa yow teraanga joo xam ne war naa tax nga déplacé wu ñëw ci bisam. loolu dëgg la parce que defarkat la tey day boole te am na ci mbër yoo xam ne sax da leen a tëgg am mbër yoo xam ne dafa ànd ak promoteur doxi leen pour ñu ma utal leen combat loolu yàgg na ko def ci géewu làmb kon mbëri nan bàyyi xel bisam boobu muy tëgg le 9 nan ko bàyyi xel fee ci arène nationale ci biir làmb nag Père Manga ban combat moo la gën a marqué ci sa carrière. combat yu ma marqué suma carrière combat yu bëri la. soit ma am ci défaite. soit ma am ci victoire. donc je pense que suma combat ak Double Less. waaw bu ñu match nul bu ma ko tënk ci làmb ji. ñëpp dañu waxoon ne Double Less moom moomun moom ma ëpp doole. moom ma ëpp sëriñ dina ma yàq. lu tax ñu wax loolu. donc temps boobu tooluma ak Double Less doole. mais fit bi mu nga fa. waaw te temps boobu Double Less mooy régné. oui. munoon naa wax ne c'était le seigneur des arènes. ma ñëw tënk ko jour boobu ñëpp dañu jaaxle au stade Iba Mar Diop. waaw yàlla su defee combat bi taxaw aussi. combat bi match nul la dikkee. ci jour boobu la Papa Robert gaañu. ndeysaan génne àdduna. waaw donc ñu def ci match nul. ndeysaan donc mu nekk loo xam ne comme par exemple. ndam laa amoon parce que ñëpp nit ñu. parce que waaw fa de combat ba lan ci xalaatoon. waaw amuloon. lan ci xalaatoon soit yàlla defal ma ndam. te xam nga ne Double Less sportif bu mag c'est un grand champion. champion non kooku weesu na champion sax. maa ngi koy nuyoo passage papa di ko ñaanal wér. nekk nit bu baax. nekk nit bu gore. oui Double Less. oui maa ngi koy nuyoo passage di ko ñaanal wér ndax fa xam ne yaram bi sutante na. waaw ma dellu soit foofu aussi. oui. bëre ak Mouhamed Ali boo xam ne tey suma xarit la. suma doomi ndey la. combat bu métti. bëre bu métti. bu métti te yàgg ñetti combat yi ñu bëre yëpp combat yu métti la. bu métti tey c'est donc xam naa am na ci boo xam ne fekkee naa ko mais combat bu métti te yàgg. boobu maa ngi koy nuyoo passage. maa ngi koy nuyoo passage parce que moom dafa feebar. waaw ñoom lees yëpp dañu feebar. di ñaan yàlla fëgg boppam. di ñaanal yàlla tey boo doxee ba dajanteeg ñoom tey ngeen bokkaat benn milieu lan lay def ci yow ak ni ngeen seen combat ni mu daan mel. non plaisir bu may am la preuve étant donné di ñu feebar ñu dem seeti leen ñun des anciennes gloires. soo egsee rek bi ñu demee seeti Pape Diop Pape Diop dafa fekk comme lu dundaat. waay comme lu mosula feebar. day fàttali dafa tëb. waay donc loolu c'est un grand plaisir. ci anciennes gloires yi. c'est un grand plaisir ci sportif yi yëpp. donc loolu day wone ne ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay. voilà. seen digganteeg Mor Nguer la nit ñi nag di gën a bàyyi xel. waaw su ma diggante ak Mor Nguer. oui xam nga combat boobu combat bu neex la combat revanche la. te waa Fass ak séeréer yi. waaw toujours daf doon am tension. dër bi la woon quoi. waaw ñu waxoon ne Mor Nguer dama daan coow bi tëkkaat naa see. ñaata ngeen bëre. ñaari yoon la ñu bëre. ñu bëre moom mu daan ma premier kii. premier combat. waaw deuxième 3 fois la ñu bëre sax. 3 fois. waaw ñu bërewaat ma dóor ko mu daanu. waaw ñu bërewaat encore ma daan ko. donc Mor Nguer combat boobu revanche ba. moo amoon coow bu bëri. coow bu rëy. donc parce que moment boobu dafa nekk boo xam ne moo am na coow. Mor Nguer am na coow. Mbaye Gueye am na coow nekk fi. ma soxla Mbaye Gueye. te ñu def. barrage suma diggante ak. Mor Nguer. pour que waaw mais bu ma ko dóoree mu daanu. donc lamba ji neexoon na. mais dóor mu daanu bi attends loolu galaaj la woon wala mënoon xeex la wala parce que jamono yooyu dafa demoon ba koo ne Manga 2 day xalaat parce que même non seulement mën a bëre gi mais mën a xeex bi loolu loo jàngoon la wala doo la woon bu ne woon ci yow. non loolu xam nga
nit suy évoluer rek am na yàlla lu mu koy jox. am na lu ñu koy jàngal aussi. parce que mun nga def erreur sa diggante ak nit bi. ay nit yoo xam ne ñoo lay seeg sa entourage. di la wax ne attention lii erreur la ni nga war a defee. soo toppee loolu aussi yàlla mun na la ci may ndam loolu rek la woon. yàlla may ma ci ndam. yàlla moo waxoon jour boobu damay am ndam ma am ndam. tey boo xool ci génération yi xale yi di génn nii kan nga ciy xool le daan ni kii xaw na yor sama xadar ak sama li ne ci man kan la ciy doon. koo xam ne tey non cité ne kii non mais yow en personne mais yow en personne di xale bi des fois di dugg si ci làmb nga gis sa bopp ci moom. non xale yi loolu bari na mënu ma wax ne xale bii la parce que ku nekk dafa am loo xam ne am na lu mu jël ci moom. waaw donc mënu loo wax ne spécifiquement. que xale bii la. tey ku ci mel ne donc aujourd'hui comme par exemple. waay Balla Gaye ak vivacité am. waaw am na lu mu jël ci man. waay Modou Lo. ak vision am. waaw. ak tranquillité am ak technique am na lu mu jël ci man. am na Gris 2. oui Gris 2 oui nu mu mel. oui bind bi waaw moom manga la moom manga la moom manga la loolu moo tax ma wax la ko. moom manga la mais xale yi d'aujourd'hui ay xale yu xarañ lañu. ak xale yu mën bëri lañu. ak xale yu am technique lañu. waaw souvent may am na aussi ay xale yoo xam ne. mënuñu bëri. qu'on dise mënuñu bëri. waaw dañuy ñëw di poussante. du ñu def ay technique du ñu def dara. souvent damay dégg ancien gloire di wax mbëru démb yi ñoo dàq bëri ñi ñoo dàq bëri yow ba ma doon atti analyse tey ñu démb ak ñu tey ñaan ñoo dàq bëri yéen ak xale yi. non d'accord uma ci loolu. xale yi ba noonu xale yi dem kii mag yu dem mun nañu bëri. mais xale yu tey mun nañu bëri. est-ce que xale yi parce que amélioration bi xale yi tey am. ñun amuñ ko woon. am na foo xam ne xale yi tey am na fi ñu egg ñun egguñu woon foofu. ñun peut-être cosaan bi mu ngi woon foofu. xale yi ñuy encadré ñu leen di encadré tey. kenn mësul encadré mbër noonu. waaw loolu am na. ñuy suivre mbër mësuñ ko suivre mbër ancien mbër dem. ancien gloire yi. waaw ancien man de sama analyse man nee naa man mbër yi ñoo dàq bëri ancien gloire parce que ancien gloire dañ daan paddee rek. paddee teq ak yooyu rek. non mais xale yi def léegi. non ancien mbër xale yi li ma gis ñu ko def léegi fekkee man ak yu ancien gloire yi. am na ay mbër yoo xam ne dañu xarañoon. tey xam nga. mbër yi tey mun nañu ñëw di négocier combat. waaw mais mbër yi dem xamuñu woon loolu. mais comme Souleymane Diaw. mosul xam loolu. non dañ ñëw carrément joxe boppam daan ou bien daanu. yu mel comme Mbaye Guèye. yu mel comme Robert Diouf. xam nga Robert Diouf. il est plein de technique. nañu waxante. donc am na ñoo xam ne aussi. xale yi yéegi am nañu technique. mais duñu mbër yu dem lu ñu ñemewoon a joxe seen bopp. daan ou bien daanu xale yi léegi duñ ko def. waaw. mbëri dem li ñëmoo jox seen bopp daan ak léegi bokkul moom loolu la gis analyse am waaye man. daal li ma gis xaalis bi bokkul aussi ah xaalis bi. waaw léegi la gën a bari. donc xale yi aussi dañu. xool ci xaalis mais tam xaalis bi léegi la gën a bari mais tam léegi la làmb gën a metti parce que yéen seen sarax daawul metti yenn metti yi. non suñu làmb mat yoon. seen làmb daawul metti mais père yéen seen làmb yaa ngi naan génn ay ñetti ndabal laax yooyu ay génn fi yooyu amul le yooyu da ngay dugg ci àll bi. dem ci waxtaan ak sa papa yi waxtaan ak sa maam yi. ñoom loolu. mais aujourd'hui xam nga soo demee wax mbër ne fay naa la 50 millions. nga dem ci sa benn sëriñ de ay tànk yi di tak cruise bi nga egsi. xam nga. day dégg kese bi quoi daf lay wax ne mënuma toog ñaari fan di wirdu ba pare nga di ma ñëw di ma jox ay 5000 francs kon ma tëddi nelaw boobu mënuma ko yàq donc day élevé prix yi ngay jox paa yi day élevé. mais yéen seen lamb seen jamono yooyu. ñooñu suñu jamono. paa yi dañu gëmoon ne affaire cosaan la. waaw fa la nga ko dañu war tegoon a jàppale suñu gox mu nekk champion mu am ndam. fa la nga ko tegoon. mënoo nga dem te doo ko jox dara ou bien am na ñoo xam ne guru nga leen di jox am na ñoo xam ne da nga leen di jëndal pon am na ñoo xam ne comme par exemple su fekkee dañuy naan nga jëndal leen sàngara. ainsi de suite. mais jiitaluñu woon xaalis bi. ndam yi honneur bi la ñu jiitaloon. parce que man Manga 2 su ma doon bëre damay wax Fogole séeréer dama woo séeréer yëpp. am na ñoo xam ne dañ ma doon jàppale te xawuma leen sax. Fogole séeréer. am na ñoo xam ne dañ ma doon jàppale te xawuma leen. parce que période boobu te suñu doggee ne Manga 2 moo bëre rek. liñ ci mun liñ ci am ci xamam ñu def ko. parce que kon maa ngi leen di gërëm di leen sant. parce que période boobu tam Manga moo fi nekkoon mbër moo xam ne tam moo taxaw yoroon drapeau séeréer bi. porté ko fele ko ñu jàppale ko loolu est-ce que du la woon loolu. non du question yor drapeau séeréer yor mu woon drapeau non jamono yi ngay ne ci làmb moom pour séeréer dominer la ci làmb jafe na parce que jamono yi moom pour séeréer dominer Manga ci làmb non day jafe moom boobu moom jamono yi moom xam si loolu yëpp benn la ñu woon di jàppale séeréer yi mais saban combat nga yëg ni combat bii tey nii maa ngi dem stade waaye tey góomu du baax nag loolu moom ci biir làmb combat Tyson yëgoon naa ko combat Tyson waaw ci ban moment suma combat depuis vendredi ba nga war a bëri dimanche. waaw. noo ko yëgee combat Alioune Seye aussi ndem si yàlla Alioune Seye.
bi ma daanee loolu sentiroon nañ ko. noo ko yëgee te nga war a li ma ko yëgee mooy yàlla soo nekkee champion na am ay bés di la woon. ay sa kilifa aussi dinañ la wax. dinañ la wax ak tegtal. soo génnee di nga tase ak lii soo tase ak loolu mooy tugoo. waaw. jour boobu bi ñuy ñëw yàlla def na suñu oto dafa chauffé. sa diggante ak Tyson. waaw chauffé. côté Ngaparu. ñu génnaat foofu mu ko benn nag. te fekk yooyu yëpp waxuñ nañ te boobu yaa ngi jëm ci làmb ji. waaw maa ngi dem ci làmb ji te fekk yooyu yëpp wax nañ ko. am loo xam ne aussi war nañ ko jaruloon làmb pour ñu def ko. waaw surtout donc loolu da nga xamoon ne. fii damay ñëw. mais yàlla mun na ma bañ a may ndam. mais gëm sa bopp. pourtant ba nga ñëwee ci làmb ji da nga wane xadar wane jom wane parce que amul changement wane woo lu tax nga xam ni kii tey ñëwul pour ndam ci biir enceinte bi yaa ngi jaabante yaa ngi def li ngay def ba pare yaa ngi wane ni man damaa war a am ndam ci biir enceinte bi. mais c'est normal. parce que en tant que sportif soo ñëwee. da nga war a wone sa ndam. da nga war a wone sa jom. ba yàlla lu mu la defal nga xam ne yàlla loolu la defal. bés boobu yàlla jox na ko ndam. Tyson waaw mu am ndam. ci suma kaw. bu ma bëreewaatee aussi ci ndem si yàlla tubaabu jor. yàlla joxaat na ma ndam. ci saa si mooy bi mu lay daan ci saako yi. wala yàlla am na boo ko daan saako yi. non dama bëree ak Tyson. waaw ma am défaite. waaw ma dellu siwaat ci làmb ji ñu boole ma ak tubaabu jor yàlla jox ma ndam ma bàyyi làmb. ci nga bàyyi làmb. ci laa bàyyi làmb. léegi nag boo amoon message booy lancé en tant que ancien gloire mbëri yan comportement lañ war a mën a am pour nekk grand champion bu mel ni Manga 2. xale yi lu ma leen di mën a conseiller rek ñu góorgóorlu. d'ailleurs am na loo xam ne daf ma neex parce que amul benn mbër bu mun a wax te waxul waxu waajur. surtout donc waxu waajur boobu nañ ko confirmer ci seen jëf. absolument xam ne waajur nekkul ku la jur rek. ku la mag kilifa jox ko cër. respecter entraînement. am loo xam ne làmb moo ko laaj ci boppam. làmb laajul koo xam ne day génn tout le temps guddi. mënul nekk parce que doo am récupération. làmb am na loo xam ne comme par exemple excitant yu bari bugg ko. comme lu mel comme cigarette. war soo ko mënul bàyyi nga wàññi ko. lu mel comme ataaya bi yoo xam ne comme par exemple da nga def ataaya suba ngoon. midi et consort loolu c'est des excitants. nga wàññi ko. donc jigéen kenn waxul ne nga bàyyi jigéen. mais nga wàññi ko waaw nga moytu quoi. waaw xam nga xale yi soo demee nag ba di nekk succès. neexul la moytu. day jafe pour nga nga seere sa moytu bopp ko quoi. da am lu bari lu muy wàññi ci champion. noo gisee grand contre petit bi amateur yi di wax naan mag ñi doonoo war a wàcc bëri xale yi en tant que lutteur. non je pense que c'est une bonne chose parce que man bu ma nekkee ci làmb ji bëri naa ak suma mag yi. Samba Diaw suma mag la Ousmane Ngom suma mag la bëri naa ak ñoom. Mayoro Fall suma mag la bëri na ak ñoom. bëri naa suma morom yi Mor Fadam. ñoom tubaabu joor suma morom lañu. Balabé numéro 1. bëri nga ak moom si loolu moom fi la. Dame Suguet bëri naa ak moom. te ñooñu nekkul ñoom suñu génération. mun naa wax ne ñooñu féetee ci suuf. kon donc bëri naa ñu ci suuf. bëri ñu nekk suma génération. bëri ak suma mag yi. donc il peut le faire. champion daal soo gëmee sa bopp. soo gëmee sa bopp nekk ci état. am na loo xam ne suñ la ko fee ci xaalis nga xam ne lii sa sport la. war nga ko mun a jël mais du question ku jóg rek ne damay bëri ak le champion non non. waaw war na mun a am tànn am fu mu jaar aussi. waaw loolu mooy neexal làmb ji. amateur yi ñu ci bari di waxtaanee diggante Balla Gaye Boy Niang en tant que ancien lutteur d'accord nga. non man amuma lu ma d'accord ou bien amuma lu may bañ ci mbër. waay mbër bi mooy am confiance ci moom. dem def analyse ak staffam bi. staffam bi xam ne lii normal na nañ ko def. donc def ko nga joxe ak xam ne sportif nga. loo gis day jeex temps la. oui day jeex loo gis day jeex temps la dégg nga lu mu père bi wax. mais aussi mbër bi waru basé ci benn mbër. surtout ne moom rek laa bëgg a bëreel. fu mu nekk. sa morom ñi nu ngi fi. soo basé ci mbër boobu te bërool ak yow war nga mun a jël yeneen sa morom yi jàll ak ñoom. mbër mooy imposer boppam soo amee ay victoire rek kenn du la bañati. soo continuer di am victoire rek kenn du la bañ. ñëpp ñoo lay bëgg. mbër dina toll foo xam ne sax dootul laajati amateur yi ñoo koy tëgg dañ naan diw ak diw la parce que fekkee nga ne ci rañe di daan day dem ba ki ngay laaj dootoo ko laajati yàlla moo leen di boole. kon loolu nañ ko bàyyi xel mi message boo xam ne moom la doyen bàyyi xel sànni ko ci làmb tey jii li may wax rek mooy boo amoon tey jii kàddu goo xam ne tey moom ngay dénkaat waa làmb loo xam ne. lu may dénkaat làmb rek moo gën a góorgóorlu. oui parce que làmb fu muy egsi dañ ko liggéey. ba mu egsi fii. kon nag ñu gën a góorgóorluwaat. parce que làmb ji aussi. moo xaw a mel noonu. làmb moo mel noonu. donc maa ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di leen woo aussi. ci dimanche 9 ci arène Adrien Senghor. sa journée bi.
képp ku nekk amateur lamb. te bés bi dafa nekk bés bu xam ne bésu spécial. bésu spécial la. dafa am koo xam ne benn jigéen mi ngi ko tuddee. moo xam ne amul lu mu deful ci lamb. mooy kan ci télévision am ñu Mariam Ndiaye. ah ku baax. jabaru El Hadj Ndiaye. ku baax. lu nekk 2STV xam na ne def nañ ko ci lamb. ku baax. kon nag tey suñ ko jéglelee lamb. jaadu na yaakaar naa ne ñëpp war nañ ko dolli suñ jugo. jaadu na jaadu na parce que ku am problème. ci wàllu télévision dem ci moom. ku am ay xalaat. dem ci ay doom tey taxaw na sport ba taay donc taxaw na làmb taxaw na sport. kon nag yaakaar naa ne bés boobu képp ku nekk nitu làmb. képp ku nekkul nitu làmb sax. war na assister làmb jooju. lu ñuy xaar ci wàllu culture di waxati encore comme par exemple message bi ñu war a lancer rek. wax na tax Sénégal yi yëpp ñëw seetaan si. surtout waaw parce que waaw mooy ban message. affaire l'immigration clandestine bi. surtout xale yi di def. aujourd'hui ñu waxtaan ci sensibiliser leen xool naka lañ leen di jàppale pour ñu am emploi aussi loolu rëy la mu nekk Adrien Senghor le 9 février moo nekk Adrien Senghor le 9 février ku la xam-xam la ci culture xam la ci cosaan ak aada lan la ñuy xaar ci bis boobu ci loo xam ne Manga 2 dina ko indi lu bokk la mu daan indi non lamb jooju dina am lu bari loo xam ne dinañ ko def parce que ku xam Ndeye Fatou Adama Jali mooy woy lamb ji kooku da mooy yëngal séeréer yi kooku yëngal mooy daaneel nit ñi waaw kooku xam Maodo mooy yor galan bi Maodo Faye kooku moom mooy daaneel nit ñi yaakaar naa ne ku am ay rab bul dem ca làmb ja bés bu rëy la ku am ay rab bul dem ca làmb ja te yaakaar naa ne dina am innovation ay xale yoo xam ne comme par exemple dañu gémm dañu fecc dinañu wone cosaan bi waaw kon ñëpp ñu ngi leen di woo bés boobu woo amateur yi képp ku nekk amateur waxuma amateur séeréer rek mais olof joola tukulóor pël askan bi yëpp ñu ngi leen di woo ci arène Adrien Senghor dimanche le 9 à partir de 15 heures ñu ngi leen di xaar dimanche mbër yi nag nañu teel a ñëw inscrire surtout waxal ak ñoom parce que ñu teel a xam nañu teel a ñëw inscrire parce que ñoom seen sagu moo tax ñu di def lii waaw mbër yi nañu teel a ñëw inscrire dégg ngeen message bi mu lancé mbër yi bàyyi leen ci xel te it mise bi 1 million la te it 1 million mën naa fat dara de boo ko jëlee dana ngéwal dana neex de kër ga dana neex léegi li ma ciy teg rek mooy Dieye production tuddee ma bis le 16 février nañu góorgóorlu ci média tey bu Dieye defee teranga juree juj ànd ko Abdou Lahad Ndiaye tey en tant que porteur de voix lan nga ci yëg non Dieye yàgg na di def loolu am na suma rat boo tudda léegi Abdou Lahad Ndiaye waaw nit ku baax moom ci moom la jaaree waaw Abdou Lahad du ma ko wax dara dama koy ñaanal yàlla rek dama ko jànk yàlla ku baax moom moo xam lu mu bëgg yàlla defal ko te mu nekk lu gën ci moom amiin donc bés boobu suñu bés la ñun ñëpp maa ngi la ci invité l'essentiel non invité wu loo ma da nga ñëw seet si non mais dama loolu ma gën a indi soo ma invité da ngay toog benn jour nga ñool sa boobu ne ma père Manga bés boobu maa la invité danaa ñëwaat mais soo ma invité wul Abdou Lahad invité na ma waaw kon Dieye invité na ma kon kay sa bis la looy tàggatoo non lu may tàggatoo mooy ñu suma xarit yu nekk aux États-Unis Khadim Contenaire mënuma toog fii di leen cité ñoo ñëpp mais su ma cité Khadim Contenaire rek yéen ñëpp xam ngeen ne cité naa leen dama dem États-Unis ñu tëral ma tëral boo xam ne chaque aljuma kenn jabaram toog ñu jël si ma ñu dem foofu toog añee foofu rawatina nag chaque samedi ñoom ñu dem terrain ba ñu di football foofu di damyee foofu kon nag maa ngi leen di gërëm ñëpp su ma tuddee kenn rek tudd naa ñoom ñëpp parce que mënuma toog benn par benn di leen nim waa Colombos awar yow maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen tëloo njukkal wax ne dinaa leen jox bés de pare leen soit ñu defee ko foofu États-Unis ou bien yow ngeen déplacé ñëw Sénégal ñu defee ko foofu non nan dem États-Unis su ko defee ñu demal États-Unis sax fa découvrir États-Unis nu mel kon jeex na noo gisee émission mag bi di Samp Ndënd nga xam ne seet si na la tey waxtaan ak yow émission bi tudd Samp Ndënd non c'est un plaisir émission bi ngeen ma fekke si tey muy Samp Ndënd waaw dama ci am mbégte lool te xam ne émission bu rëy la mais du ñu yem fii avant ça événement yaakaar naa ne dinañu def mënta ñàkk yaa ngi laajte suma carrière yooyu loolu mënta ñàkk dañ ci dugg bu baax a baax ak yeneen dañ ci dugg di nuyu xale yu nekk France ci Paul Ndiaye donc yaakaar naa ne am na yu xale yu bari yoo xam ne dañu doon ñëw ñu waxtaan ba ñu def ay soirée foofu ñoom ñu jël si ma ñoom Pascal ay joolaay
def comme par exemple dañu yàkkamte woon gis séeréer pour accueillir ma donc fu ma dem rek je pense qu'il y a des équipes yoo xam ne dañuy ñëw pour accueillir ma maa ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ba ma def analyse tey ci diggante Modou Lo Ama Baldé tey bu xeexee ku ëpp avantage non xam nga ci combat boobu du ma ci wax dara lu tax mu du ma ci wax dara dañu war a ñaanal koo xam ne moom la yàlla indi ba mu taxawal combat boobu suñu paree ba yàlla defal ñu sutura boobu soo ñëwee ñu décortiquer combat bi benn par benn ma wax la benn par benn ku nekk avantage am ak ku nekk loo xam ne su ko defee mun na ci am ndam ko su ko deful mun na ci ñàkk loolu la wàcce ay cadeau ma leen di nuyu di leen siyaar di dellu di waxaat rek sunu papa Luc Nicolas ñu ngi ñaan encore une fois yàlla fa mu nekk yàlla na génn ndax jàmbaar la te mi ngi jàppale jeunesse bi te ku ne xam ne ni jeunesse mooy réew te lim jot am mi ngi koy bokk ak jeunesse su làmb jeunesse su réew mi kon na ngi ñaan foofu nga nekk yàlla génn la fa te kenn bañ fa waxee sànq rek oui balaa ma jeexal ma nuyu suma jabar oui nuyu suma set yi nuyu doom yi yëpp comme ni ma ko nuyee commencement bi di leen sant bu baax di jaal encore une fois tam Assis Ndiaye suñu frère toujours du mën noo tàmbali émission te duñu la ci wax Assis ñu ngi la koy jaal au passage man Fadal di ñaan sa soxna si dem ne la dëddoog jàmm yàlla na xippee àjjana yàlla na suufu teewoon oyof ci kawam nit ku baax nga nit ku dëgër nit ku mën a social ku mën a def lu baax maa ngi lay ñaanal yàlla mi fi des yàlla bàyyi la ak moom te gën laa jubale ak moom maam Binta yàlla def mu xippee àjjana seen émission samp ndënd lii la woon tey ñu seet si un grand champion suñu papa suñu xarit Manga 2 la ancien roi des arènes waaye di leen jox rendez-vous nag le 16 février. mais xam nga lu ma jaaxal. lu la jaaxal. lu tax ngeen tuddee kii bi Dakar Buzz. parce que Dakar Buzz mooy def buzz bi. non Fadiouth day def buzz de Fadiouth bu ma juddoo. buzz bu rëy moo fa nekk. non mais Fadiouth balaa nga koy xam rek nga dem Fadiouth. dama lay fekk Fadiouth. waaw fekk ma Fadiouth quartier Ndofène. xale yi foofu dañu xarañ. même ci làmb ji soo ñëwee di nga leen gis. si mais li ma bëgg wax mooy. fekk la Fadiouth. Fadiouth nga bëgg partenariat da nga bëgg contenir Fadiouth Buzz. waaw da nga bëgg a defanteeg Dakar Buzz quoi. waaw Dakar Buzz Fadiouth Buzz. waaw déjà yaa ngi dégg Père Manga yow la bëgg a defanteel nee na comme gis la Dakar Buzz Fadiouth Buzz la bëgg a indi ñun nag loolu duñ ci wax ndax xam naa Dakar Buzz jogante moom yombul de. Dakar Buzz Fadiouth Dakar Buzz Fadiouth kenn du ko laal bëri ko ci mbartal la de boo tegee loxo mu dem boo tegu mu dem Fadiouth mooy cosaanu lamb waaw kon baax na fa la champion yi nga dégg yëpp Fadiouth la ñuy jógee waaw kon Fadiouth mi ngi commencé tendance Dakar Buzz dafa Fadiouth ay xor kese la yow fii ci suuf ngay dox ñun duñu dox ci suuf ci xor la ñuy dox waaw baax na déjà dégg nga Manga yow loolu waxul ak man yow lay waxal nag Manga nag attaqué de Dakar Buzz loolu du ma ci wax mais nag kontaan naa ci ni nga ma oyofalee affaire bi ak disponibilité bi ku ne xam ne ne actuellement yaa ngi ci ay projets yoo xam ni sa temps bariwul mais yaatal nga ci loolu may ma loolu ñu partagé ndax lii day yokk làmb di wax lépp lu si juum ci kàddu yi ñun ñoo juum matuñu na ngeen ni ko jéggal te xam ne dañoo bëggoon bu baax rek parce que bu ñu toogee ak moom suñu xol day sedd ndax fierté la ci ñun waaye monument la ci làmb. ñu ñaan waaw mais Assane Dioma Ndiaye. mu ngi préparé manifestation bu baax a baax maître Assane Dioma Ndiaye. loolu kañ la waaw loolu kañ la. mooy le 9. mooy le 9 bi. waaw mooy le 9. loolu suñu yëpp la. waaw Assane Dioma Ndiaye. Assane Dioma Ndiaye maa ngi ko woy dans le cadre de la promouvoir l'emploi des jeunes. et lutter contre l'immigration clandestine. waaw muy thème bu am solo moom mooy dina def kii sax panel ci loolu. muy lu am solo. waaw ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. parce que dafa am disponibilité. buñ ko waxee xalaat bi. dafa applaudir avec deux mains en disant Manga. lii dinaa leen accompagner 100% ci manifestation boobu. kon maître ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. ci facilité bi ñuy jox ak ci disponibilité nga am pour waxtaan ak ñun pour accorder comme par exemple que bés boobu di nga fa teew te di nga waxtaan ak jeunesse bi di nga waxtaan ak askan bi merci maître Assane Dioma Ndiaye maître jërëjëf dégg nga Manga li mu wax ci yow tam vraiment nit ku baax nga ñu ngi lay gërëm di la sant ci disponibilité bi nga xam ne may nga ko Manga 2 pour ànd ak moom accompagner ko ci journée bi ñu ñaan yàlla defal nu jàmm defal nu sutura di la woon ak sama bisu maître le 16 février bëgg naa nga jàpp ci nag waxal maître na ñëw de jàpp ci parce que mën leen tuddee bés yow ma bëgg ngeen ànd yéen ña arène nationale mais na nga dugal thème bi rek loolu mënta ñàkk loolu léppay dugg rek amul problème di la këram bu baax di la sant dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et de lutter contre l'immigration clandestine affiche baa ngi nii mooy suma tànk jëlam affiche am baa ngi nii waaw moom c'est un monument ci làmb kii lu mu ne ci làmb dañ ko war a jàppale parce que xeexal na làmb lu ne te it monument la ci làmb fii laa ci sama kaddu ci micro bi Fadal Niang la seen xarit seen doomu ndey ñaari cadreurs yi am la junior ak Muntaga di xale boo xam ne ñoom tam ñu ngi ànd liggéey bu nice di la gërëm di la sant nag di ñaan yàlla defal la jàmm defal la sutura. amiin jërëjëf kontaan naa ci yow jërëjëf Fogore Séeréer jërëjëf. ngir yombalal leen seen accès Dakar Buzz daal dinañ leen di indil application bi waaw kay jëlal sa téléphone
dugg Play Store wala App Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi jeex na am nga sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone saa soo fa duggee rek mën na am bépp xibaar boo soxla moo xam diine tàggat yaram fait divers people politique wala société ak it tamit ay entretien yu mucc ayib. yow mu amagul application bi dawal gaaw jël sa téléphone télécharger sa application Dakar Buzz sur Play Store wala App Store.